daa mel ni maa fi ne parce que ba mu ñëwee ba léegi gisuma Mouhamed Ndiaye gisuma Aba gisuma kenn max technicien bi mu ubbi loon pour ma tàmbali kon boog ma leen di ziar te di leen ñaanal jàmm ci ko bëgg jàmm yàlla nga am jàmm ku bëggul jàmm yàlla nga am jàmm Modou yee nekk bitim réew feebar bi yàlla na leen muccal ñun ñi nekk ci réew mi di ñaanal ñëpp gudd fan ak Ndiaye mujj ngaa dugg see. lenn rek ma métti de. dañ lay dégg ñu wax ñu ne thème de la semaine xanaa dañoo changé heure bi. waaw rek ma métti de. suñ ko déggee. dañ lay dégg ngay wax rek ñu ne thème de la semaine xanaa. xam nga ku nekk la nga mën. parce que doyen Abdoulaye Diaw bi ñu ko pour muy ñëw di def journal sport. waaw. xam nga lu mu leen wax. waaw. su ma nit ñi déggee dañ naan koy football. wax nga dëgg de. su ma nit ñi déggee ci rajo bi heure journal dañ naan koy football. waaye yow tamit. nit ñaa ngi dégg yaakaar ne thème de la semaine. dañu changé heure bi. yaa ngi commencé. commencé na ba pare kay sosal ñu fi lu ne weeng. baal lu la xeet dama ñëw fekkum fi kenn. ñun ñu ngi fee toog doon réunion ci mais feetu place heure bi jot na. ñu ngi jégalu. l'heure seen yaa ngi jégalu. maa ngi jégalu kon lu neex waaye rek kon antenne bi bu dee yaa ci njëkk. xanaa na mu leen moom. ah mais baan yow da ngay yow ñun seet ñu lu garaaw di bañ leen nam. yaakaar naa ko. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax maa ngi leen di nuyu sax laay wax bu baax a baax di leen jaajëfal jox leen seen wàccuwaay bu baax journal des faits divers bi xalaas. ban tey ñëw na. ginnaaw ba démb ak bërki démb yëpp yaa ngi woon ci àll ba. waaw maa ngi woon ci àll ba di nuyu ñëpp di nuyu dëkk yi nga xam ne jaar nañ fa yëpp Kaolack Kaffrine Tamba Kolda mooy Kolda man wax loo jaaxal. non tàngaayu fa ne laa xamul man dama ko doon dégg rek waaye nag garaaw na de. am na dëkk koy tàng ci réew mi de. garaaw foofu nag wax dëgg yàlla war moo ñooñu war a ëpp ay points. maam booy jàng lay dégg de. waaw de maam booy moom. non maam booy. moom xanaa dafa mënul ci tàngaay bi dara moom. man ba ma fa defee ñaari fan la ñëw. moo romb ko ca gouvernance moom muy joxe yooyee. ceeb baag ñoom seen. mais man ko maam booy sa dëkk bi tàng na maanaam man Kolda dafa neex man ko sa dëkk bi dafa tàng laa wax. fii ku fi woor. dañ laa war a fay ñaar. waaw képp ku wooree Kolda. si 40 lan la woon not. man ban daf maa jaaxal ko. ban yow tàngaayu Kolda yow mën na laa jaaxal ban te yow nga dëkk Touba. non Kolda gën a tàng Touba. waaw ku nekk ak sa tàngaay rek. waaw ñu dem bàyyi tàngaay ci ñu dem ci démb defe naa ne bi ngeen may kii ne nga moon nañ gëstu ci lii. loolu mu affaire faux billets yi. faux billets yi doon tuddoon président Pape Diop ak Farba Senghor. waaw lim ci tuddee dara amu ci. waaw dafa mel ne dégg naa ñu koy weddi. waaw dara amu ci wax dëgg yàlla xaw ma ka leen tudd tooñ ne leen toon seen njaboot toon seen xarit loolu baaxul. waaw loolu baaxul man dem naa ba ca biir xuus ba ca biir comme ni nga ma ko waxee woon rek. waaw dëgg yàlla. waaw après naa la woon suñu paree li ma ci am yëpp tooñ nañ leen nag. waaw parce que dégg naa su ma juumul. waaw. ci commandant xaw ma légion lan daal muy wax ne. amu ci benn autorité boo xam ne. laa leen waaw bu baaboog ñoom gisagum nañ ko. waaw nee na amagu ci. waaw mais bon comme mbiri enquête la. waaw. nañu bàyyi rek lu muy gën di dem muy gën di leer xam nga Sénégal muy réew moo xam ne. yàq fi deru nit dafa gaaw trop. bi gars yi gaaw na taf ñu def seen i photo quoi. waaw mais bon. luñ def seen i photo nañ def photo ñan jàpp. waaye nit ñoo xam ne. waaw mais tamit vraiment lu nekk ci yoonu lu nekk ci enquête. fan la nit war a mën a amee information bay yàq nit wala di sosal nit ñi nag am nañu bon. waaw vraiment am nañu bon nag quoi. mais non buñ ci demagum nañu dem ba fa enquête bi di mujj parce que xam nga aussi doo tuumal kenn mu ne mën a. waaw mu amul. di wa def yaa def mu taxaw ne man maa def ñu koy def bariwul comme ñu ngi ci enquête. ñoom wax nañ leen ci bu fekkee ñoom la ñuy wax sax bien sûr parce que man bi fi mu nekk nii ay initial rek laa gis. waaw bu fekkee ñoom la. waaw bu ñëwee ba ca kanam dana leer bu fekkee du ñoom bu ñëwee ba ca kanam dana leer. mais fi mu ne. munoo ŋàññi ñi ñu tuumaal munoo ŋàññi ñi leen tuumaal. xoolal kenn convoqué wu leen. waaw mais loolu lépp baax gendarme yi tudd kenn tudd leen. kenn laalewuñ ci. loolu lépp xam nga kañ lay sotti. waaw mooy diw ak diw yoon nee na ñoo def. tëj nañ leen. waaw bu ko keneen koo ci déggul xamal ne laalewu ci mais fi mu nekk moom dara leeragul. baax na coowal faux billet heure bu juddoo ci réew mi rek yuuxu jib fuñ ko foogewul. waaw loolu dëgg la. voilà waaw loolu dëgg la mais xam nga démb yaa ni moo nan ko yaa ni ma ànk ci ak milliards yi sax a bari. dama ni yow yaa ni ma démb. waaw topp ko. waaw topp naa ko ba fa mu yem. voilà léegi nag bul def say conclusion. ba fa mu yem. donc fañ la yemale. fañ la yemale non fa la yem. waaw fa lañ la yemale yow. ndeyde yemale wu ñu ko de ñi ciy tudd duñ la woo mukk naan la maa defal la defal. ndeyde non woo naa leen ñoom ñëpp. waaw d'accord mooy li ma la wax rek man nee naa xanaa yow da nga maa enquête loo te wóolu woon. waaye mais lii nag lu muy nur nag. compliqué na de dafa compliqué de.
compliqué de parce que nit moom mun laa yónni nga enquête ba pare ñëw di ko jox li nga enquête naan la ay yuux dina jëfuñ ko foogee duñ ci en tout cas daal ñoon te kenn ki xam nga ni Pape Diop moom wax dëgg yàlla comme lu ko war a jaaxal waaye do xaalis moom c'est que xaalis c'est que affaire faux billet ku ci dugg en général day fekk yow suuroo am na ñoo xam ne bañ suuree dafa yàgg. lan mooy suur. voilà xam nga am na ci yoo xam ne tey jii am na ay façon yére yoo xam ne yow jaaxalu la lu ko nit sol jaaxalu la. mais ça dépend ci sa xol. bu dee sa xol du doyul. am na xeetu dàll yoo xam ne jaaxalu la ban jàppal ñett yi. waaw alalu àdduna. waaw njaayum suuf. waaw ak maccum tàngal ñooyam. kenn du ci doyal. bu jeex nga bëgg beneen. baax na diw dafa suur ak diw daa regg wax ju yàqu la. waaw baax na. borom alal du doy le. dama ni njaay tamit ñii nga xam dañuy tuumaal dañuy tudd ay jàmbur. loolu moom jaaduwul. waaw nañ bàyyi. am na yoo xam ne bala nga cey tudd nit. waaw dañ cee am lu leer. waaw man côté boobu laay waxee. man kay ànd na ceeg yow. waaw côté boobu laay wax. diw dafa suur moom mënta weesu Daouda Diouf moom suur. suur rek la ñuy wax te yàlla tax suur nañ dem ci xalaas gi ñu ne par xalaas nekk nga ni. jingal yow. bu dee suur rek. yéen a dem nga ni xalaas bi nekk. non tànn leen bu leen neex. nee na ma mës na ne ko ndaw koor ndax doo sonn ndax da ngay ay réserve waaye. maanaam dégg na musiba waaye yow. Ndiaye tànnal sa bu la neex ci yii fi ne yëpp. waaw tey moom juróomi xalaas laa leen di juróom. nu ko Fadlaw bi di waxee. waaw tànn sa bu la neex. ruube la. ay ruube la. li ngay wax ni gëw ma ko baat jël. am na benn paa bu doon circulé di nax maire yi. waaw di nax femme yeeg seen i or ba mu indi woon fi coow. ay jamono paa bi ñëwaat na de. almadi dafa wérul. waaw ma nga almadi di ko toj. déggoon ma nga le retour de góor gi déglu. dafa ñëw sone xam naa ni mu gisee sama tur ñu bind ko ci buntu kër gi mu laaj ci sama tur mu ne kooku du ana aji di fëgg. ma ne waa kan mooy war a fëgg noonu après ma ne sama doom bu góor bi yóndul nga xool kan la mu ne ma maman ma de kii ma gis dafa mel ni benn paale mais yaram bi neexul ma ne ko kon de bu ko ubbil mu ne ma bon ma ne ko noonu bu ko ubbil mu fëgg ba sonn daal di dem mais kon c'est la même personne parce que ñëw na ba ci sama buntu kër ba di ko fëgg ba pare nag di oo sama tur ci kaw xam naa daf ko xool ci buntu kër gi liir ko muy oo sama tur. corona bi rek doy nañu programme waaye buñ ci bëggee boole kuy ñëw nag di gàddu suñuy bagage di yóbbu day gën a metti. te boo ko gisee ñam lay laaj wala ndox benn góor goo xam ne dafa bejjaaw ba weex mag la ginnaaw gi du sol tubéy mais kanam gi daf koy muuf def yaramu neen moom daal boo ko gisee yërëm ko da fay mel ni dof mais du dof sama atelier bii la mujjee ba yóbbu na sama 700000 sama chaîne or bi ma ko jëndee matul sax 2 semaines chaîne bu may yendoo ak jaaru baaraam lépp tekkiloo na ma ko tekki naa ko te tayuma ko pour boo leen ko gisee ci koñ bi foofu yépp ku mu taxaw ci sa buntu kër bay boo nga dàq ko te nga wut ay gardien yoo xamante ne bu fa ñaanee ndox buñ ko may gis nga bu la ñaanee ndox bu la nee tàkk bëtam def la lim lay def ñëw na ñaan ma ndox ma jël ndox may ko mu sukk ci atelier bi ne ma tàllal leen seen loxo ma ñaanal leen ma tàllal sama loxo ñaanal leen mu jékki-jékki laaj ma or bi may tekki di ko jox laajal sama tailleur bi mu ngi toog ma tekki chaîne bi jox ko tekki jaaru nopp yi jox ko tekki jaaru baaraam yi mu ngi almadi nag foo laajte ñu ne la mu ngi fi. man démb que j'ai failli passer à l'acte ci acte waa ji man ganu sama buntu kër bi may génn di jëndi bagage dog ci laa tombé ci moom ma ne ko man duma taxaw mu ne ma yow foo jaar man maa ko sotti ndox mi mayaat ko ñaari yoon dara la ma mënul loon xale yu góor yi war ko mu ne ma ñun ñu bon lañ ay chauffeur ay gardien ak ay chauffeur lañ mais ñii kenn baaxu ci. man jéem na bind ma dugg ci oto bi mu ne ma wàcceel sa fit ma ne ko déedéet amatuma lu ma wax ak yow ba ma déparé sama jànq nag dafa am fu mu doon liggéeyee mu def coup bi yóbbul comme doon yóbbul ñu yóbbu 15 millions de bijoux dégg naa nag jànq bi gis ko xàmmee ko nag di yuuxu naan ma tata déparal man looloo ma may chance mais man xam naa ne doon naa tombé ci caay-caayam mais heureusement démb y avait 4-5 personnes yu taxaw Balde fekkee na ko Balde bi ci jàkk ji donc ñëpp fekkee na te Balde fekkee na keneen ku mu ku avant man donc Balde dafa ñëw sëgg ci nopp chauffeur bi wax ko man dama gaawantu dugg ci oto bi ma ko mayee ñaari yoon ndox yi rek dama dugg ci oto bi mais je sais que démb bi may tëdd bi ma yegsee j'étais hors de moi mais ba tey je me contrôlais mais xam naa ne moom am na démb lu mu def mais dafa jàllul ci man rek mais alhamdulilah rek sant yàlla benn waay la dafa takk benn bandeau bu weex karaw gi weex tàll mu sol benn pantalon def taat nen ne fu mu taxaw dañ ko teg dof di ko dóor
et or que noonu lay def ba def la coup bi waajaa ngi toj almadi démb moom am na xaalis bu doy ci gud almadi gi. dama yaakaar ne keneen ku mu naxati yow la neex parce que xam nga lu tax mooy paa bi ba mu dalee di def yii xoolal photo bi ñu tàmbali di ko waxtaane boobu dafa yàgg boobu du tey donc kon toll nañu foo xamante ne ji waratuta ndax kenn ci réew mi parce que ñun yàgg nañ ci alerte yàgg nañ cee wax. mais am na ñoo xam naa ne dañ ko dul dégg wala dañ ko dul xàmmee mais abaa mi nga xam ne nag moo nekk ci réseau yi. na estati paa bi. paa bi estati wuñ ko fi woon ñu ne ñu kii du moom da ngeen a jum ci paa beeg yooyu. non keneen la. xam nga paa bi ba léegi non boobu nee nañ dañ cee juumoo. mais amuñu est-ce que c'est là est-ce que c'est là waaw ba pare waaw paa bi comme kenn tegal ko benn daan te kenn wóoragul kenn ne yoon woon na ko ak yooyu men paa bi jàpp nañ ko fi 2 fois. waaw lu tax ñu bàyyi waat waaw jàpp nañ ko fi 2 fois waaw moom moo toog noonu. amuñu droit siiwal ko ci réseaux sociaux yi de. mais paa bi lan moo tax nit ñi xam ko ñu jàppat ko ñu bàyyi ko te paa bi ba tey mu ngi def lam daan def. léegi nag nit ñi nañu yeewu. nit ñi nañu yeewu ñun boobu ba léegi ñoo ngi wax lii lay def léegi nag. waaw jarul nekk di statut paa bi parce que déjà dafa am ñetti mbir yu ci nekk. benn mooy liñ ko wax ay tuuma la yow amoo takk bu wér ci ne moo ko def. même bu fekkee ne sax xam na ñoo ko def amul dara lu koy justifie maanaam lu koy dëggal. waaw ba léegi suspect la kon. beneen bi ci topp mooy ni mu déguisé woon nii day mel ne nit ku àndut ak xelam. te dañuy faral di wax ne nit bu matul. kat mooy nekk suspect paa bi. waaw bi yow amagoo preuve ci ne li ñu ko xam moo ko def. amagoo preuve yow ñaata preuve wax dafa leen paa leen bi def. waaw non ay wax la rek. déedéet lu nekk ay wax ñu ko defe ngi nii toog mën naa la jàpp loxo yóbbu la ci fukk. mais réew mi mooy demee noo xam tant que justice neewul yaa ko def. duñu waaye bàyyi ma justice waaye yow man su ma la mbéjee léegi dañuy dem justice pour xaar ba xam ñun ñuy laaj ba xam maa la ba ma leen mbéj justice da koo fekkee. ma fa yow ba pare. waaw après ñu dem justice léegi nag ñuy laaj est-ce que ku njëkk a mbéj. ba tey mais xam nga yoon dafa muy doxe baan. am na yoo xam ne boo ko teggee yoon ci daa réew fekkee mi ba ma leen mbéj. waaw d'accord mais am na yoo xam ne boo ko teggee ci réew mi paa bi daal mën naa tiiraande àdduna ak li ci biir mais tant que yoon daanu ko mënoo ko jàppee ko coupable. mais paa bi nag lan la ci yoon. boobu boobaa boo ko siiwalee tooñ nga ko ñaareel ba mooy day doflu tey boo ko siiwalee aussi tooñ nga ko parce que dañuy wax ne nit ko ànd ak xelam waru ñoo yegg ak moom. ñoo waa droit de l'homme ñoo wax yooyu. déet droit de l'homme waxuñu ko. waaye luy yéen ki ngay jël di ko boole ci waa droit de l'homme ndax waaye yéen. ci la bokk de moo lay parce que li muy wax yëpp waxu droit de l'homme la di. non man droit de l'homme waaye waxu droit de l'homme la. non du ma mës a ànd ak ñoom. waaw ci benn say sama bokkoon ci kuréel gi benn point lañ dul ànd. waaw mooy am na ak ngóor jigéen bëgguma. dama ne droit de l'homme moom moo tax xam naa du ma ci mën a adhéré mais des yëpp ànd naa ak ñoom. droit de l'homme ñoo yàq àdduna bi. waaw ba tey bu la neexee amul. ñoom daal ñoom. ay ki ñu sàcc amul droit. baan ami kebe mi lu ko daal. ki ñu rey amul droit. ki góor jigéen di saaga amul droit. ki agresseur bi agressé amul droit. ki dee bañ ki ñuy fekk ci këram rendi ko jël ay bagages am yóbbu population bi jàpp ko kooku ñu ni kooku noonu rendi waate bu ko kenn laal kooku daal léegi ka dee daal amul droit. loolu mooy droit de l'homme. loolu la de laa gis ñu koy défendre. droit de l'homme yow maanaam ab tooñkat la ñuy défendre. kañu tooñ moom day amul droit. Alexandre Maro nee na sans que bu ay règle amul ñoo rabu àll ñooy bokk. nañu Alexandre man benn borom xam-xam la. xam nga kooku xamul dara. xam nga kooku lu mu xam. Alexandre Maro la la mooy droit de l'homme xam nga ban li mooy droit de l'homme. waaw l'homme gu ne na xam say droit. waaw loolu droit de l'homme te xam ne àdduna daa éphémère de. waaw lu fay waaye jàpp ci droit de l'homme da ngay xëy dee. nga ci yàlla. amike bi mii. waaw bu leen dégg baat bi ngeen yaakaar ne du sénégalais baayam sénégalais la. daa demoon Côte d'Ivoire takk fa jabar. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire am fa ami Kébé. Côte d'Ivoire nga wax. waaw Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire gi day am rax na. bari nay sénégalais nag. équipe nationale Côte d'Ivoire soo ko gisee xam ne am na ñu bari ay sénégalais. dégg nga rek. xaaral ma ñëw rek xaaral rek maa ngi dem ci ami Kébé gi. man xanaa sañ naa bàyyi xalaas. waaw xanaa man sañ naa fee man bu dee. waaw. maanaam Côte d'Ivoire gi daa rax. non mais lan moo tax. ma ne Côte d'Ivoire mu xool. waaw. ndaa ngaa mos a dem Côte d'Ivoire. musuma fa teg sama tànk billahi wallahi. amul dara loo fa bàyyi. barki alxuraan. amul kenn ku mos a ñëw Côte d'Ivoire kuy dem am lu mu yóbbaale. booy jox ñu ami Kébé mu ñu déglu muy wax. Mon père s'appelle Hassan Kébé. Hassan Kébé. Ma mère s'appelle Sali Koné. Sali
connais. Et moi-même, je m'appelle Ami Kébé. Et j'ai une soeur aussi qui s'appelle Ndei Sar Kébé. Voilà. Donc, c'était ça, oui. Ma mère était mariée avec mon père ici. J'étais encore plus petite. J'étais petite, mais j'ai un peu d'idée de ça. Voilà. Et puis, bon, il était ici, c'était un marchand. J'étais un marchand. J'étais encore petite au fait. J'ai pas trop d'idées. Mais je vais vous envoyer peut-être la pièce. Je vois sur la pièce ici qu'il vient de Thiès. Thiès. Ami Kébé, je suis née le 3 mars 1993. Mon père est né le 18 4e mois 1954. Il est de Thiès. Thiès, quartier Madina Fall. Et c'était un marchand. En fait, tonton, j'ai pas d'idée en quelle année. Quand mon papa partait à Dakar, il était malade. Sincèrement dit, il était malade. J'avais que 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc, tu sais qu'il y a 20 ans de cela. Je peux pas me rappeler. Mais ma maman aussi, peut-être 6 ans après, ma mère aussi est décédée. Donc, tu vois qu'on est un peu perdu. Ma mère est décédée. Donc, du coup, on n'a aucune information. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas divorcés. C'est que je suis en train de vous dire, mon papa partait, il était malade. Il avait dit qu'il partait pour revenir. C'est comme ça que ça s'est passé. Il partait pour revenir. Non, c'est dans ça. Quand il est parti, il n'est plus revenu. On nous a appelés, bon, je sais pas, parce que j'avais un oncle aussi en Italie. Il a appelé, lui, on l'a perdu de vue aussi, on n'a pas de ses nouvelles, ni rien. C'est lui qui a appelé pour dire que mon père est décédé. J'avais 8 ans. En fait, je sais même plus, monsieur. Oui, effectivement, je suis à la recherche de la famille de mon père. Effectivement, parce que mon père est décédé. Il est décédé, j'avais 8 ans. Donc c'est maintenant, j'ai 28 ans maintenant. Donc je suis à la recherche de ma famille, les parents de mon père. Ma mère est décédée quand j'avais 13 ans. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Donc c'est un peu mélangé. Je suis avec la petite soeur de ma maman. Voilà, c'est elle qui s'occupe de moi, c'est elle qui fait tout. Elle aussi, elle n'a pas d'idée. En fait, elle causait beaucoup avec mon papa, mais c'est des choses aussi qu'elle ne demandait pas. Parce qu'on ne savait pas que ça allait être trop brusque comme ça. Vous voyez? Donc c'est un peu compliqué pour moi. C'est compliqué. En tout cas, je veux retrouver mes parents. Je veux les retrouver. Si tu vois que je suis là, en train de partager cette photo sur les réseaux sociaux, là, c'est que ça me tient vraiment à cœur. Ça me tient de rencontrer mes parents. J'ai envie de rencontrer toute ma famille, ma grand-mère, tout et tout, mes oncles, tout. Vraiment. ci gàttal Ami Kébé mi baayam lay wër. baayam dee na. yaayam dee na. fi mu ne nii moom ak rakkam bu jigéen ñoo defe naa ñoo ne Côte d'Ivoire. mbokki papaam ak yaayam lay wër. am na benn frère papaam bu nekkoon Italie moo leen woowoon téléphone ne leen paa bi gaañu na. paa bi dafa bàyyi woon yaayam ak xale yi moom bi mu am ñaari at defe naa ñëw Sénégal mais ñëwaatul. mais baayam sénégalais la. waaw sénégalais la wax na Thiès la dëkk wax na tur bi ñe maa ngi carte d'identité papa bi sax. papa carte d'identité mag yëpp mi ngi fi carte d'identité yu njëkkee la sax mooy basang ya yii nii. waaw papa waaw liiral. parce que da ngay dimbale mbokk yi ñu xam ne am na seen benn mbokk bu nekk Côte d'Ivoire. waaw. paa bi Thiès la dëkk. Assane Kébé la tudd. Assane Kébé waaw. Assane Kébé la du quartier Madina Fall. waaw wax na ko. métier moo nekkoon marchand. waaw la daan jaay waaw. waaw lii de lañ ci mën a jàllale ci xibaar. waaw pour ku ko dégg rek suñu contacter. wala administration Sénégal yàgg nañu amee làq. waaw lii carte d'identité noo ko mën a joxe doomu aadama. lii mooy basang. bii mooy basang carte d'identité basang yooyu zone ya. xam naa fu mu fekk avant. ci biir de la ci ne c'est pas signé. waaw ne c'est pas signé dégg nga kon ku ko xam rek na nga woo Passepartout ci 150 17 17.
moom jógeegul ci confinement bi moom tamit. ñoo àndoon ci bi ñuy dem Tamba. yëpp ma paas ñoo. seen opération bi nu mu tudd. opération. li ngeen di def nii. les patrouilles de Ndoye Bane. Tambambalu woy. les patrouilles de Ndoye Bane. opération Tambambalu woy. na ko gars yi seetaan di 10 heures léegi nii ci kanam. après déclaration. les patrouilles de Ndoye Bane ngeen xool patrouille yi. mooy fi nga dem ay Kolda Madina Wande fa ay dëkk yu bare da ngay gis loo xam ne yow da ngay waaru parce que takk ko masque mi sensibilisation bi à l'intérieur du pays des na lu bare gars yi masque yaa ngi seen poos yi ñii jigéen ñi masque yaa ngi seen saag yi ñi des masque yaa ngi seen kaw coiffeuse yi ñu fàtte. d'accord waaw kon baax loolu moo fa loolu tax démb bi ma naan la ku korite ji njaay ku korite ji di nga yóbbu corona gi wala nga jëlee ko fa indi ko. lu leer laa wax. mais dem bi sax mënatul a nekk. waaw dégg naa mënatul a nekk. waaw parce que gars yi aj nañu autorisation yi. waaw ministre baa ngi ñu doon bàyyi xel de. dama ne. gouvernement bi dañuy déglu gouvernement bi te léegi ca laa bokk kay. te tey la conseil des ministres. man fii laay waxee samay conseil ban dem booy na la benn xale bu nekk. woo na ma waaye nag nee dafa mel ni dafa xaw a ragal de junj na areeraat nee naa leen maa ngi leen di xaar wax nañu mais après déggaatuma leen. mais nee leen maa ngi leen di xaar. parce que boobu ñor saf na. woo na ma boo waaw xalaas boo saf sàpp la yor. waaw nag xalaas nag lu mu sàpp nag. ci nag lu mu neex soo ko yàqul du jariñ. ko yàq ndax fa mu dóor garaaw na. bu xaabu boo xam ne jàpp na xale jigéen fa mu te fa mu bokk sax moom dafa rëy nag moom warut a def yooyu ay moom maam dafa baax. xam nga su sa maam baaxee. liggéey ci diine bi lu rëy. te yow jaaroo yoon war sa maam baax sa maam ju baax jot yoon wa mu rëdd di def lu baax di wax lu baax ba tax ñu koy sukkal ak raam soo ca jaarul saay doo dara da nga dul def sa fierté maam sax nag. waaw doo tus sa liggéey maam nga yàq. dëgg la de. xam nga loolu mooy lan. waaw mooy la. mujjee puso bi réeral ko. waaw loolu la nag. léegi nag te ku ko wax ñu ŋàññi. ci yemoon mu neex de. yemul ci loolu. ay nit la ko jàm ba noppi soo ko réeral daa jàmme nit ñu puso bi ba pare. waaw soo ko réeral puso bi. ay dit ban xalaas boobu nañ ko dóor. non ça dépend ci ne c'est que loolu la nit ñi c'est que sa maam di sëriñ taxul ngaa nekk sëriñ de. déedéet. sa maam di wàlliwu taxulaa nekk wàlliwu. déedéet. yoon wa sa maam jaar fa ngay mën a jaar pour mën a mel ni xaw a mel ni de sa maam. waaye mënoo tey ñu naan Mouhamed Ndiaye sa maam te mënoo lire journal. dit ban sama maam a ngi bënn teen. waaw te chaque mois ñu ne ma facture ndox kon jeex na. c'est ça loolu dafa war a leer. yaa ngi dégg. sa maam Alburi moo bënn teen. waaw bënn teen. yaa ngi nii man su ma fayul ndox du ma naan. yaa ngi dégg. waaw kon moo tax maam loolu problème la. maam fa la lay jaar yow nga jaar fa. waa jërëjëf ji te naan. xoola baa na ngi nii di liggéey fii ci rajo bi àdduna yëpp di ko déglu. waaw Marie Bane soxnaam di anniversaire kenn xamul ni Marie Bane a ngi anniversaire. waaw loolu. loolu garaaw loolu kañ la muy démb la. bu ngeen fa dajalee nit dinaa woo préfet. kan koy dajale rassemblement la ñuy bañ dama la ko leer joyeux anniversaire à notre femme Marie Bane ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire. wax nuyu mu Daba Ndiaye. ak Daba Ndiaye c'est la part de toute l'équipe de Xalaas. waa RFM ak TFM ñëpp a ngi lay souhaiter un bon anniversaire. nga dund sa dund nag. Abdoulaye Diop heure bu la neexee mën nga ñëw dagg ñu dem allo. yaay sama anniversaire di jabar jalaan ne ko. président ci ko dara bokk la war a sant ak réalisation de président de la République yaa ngi ci palais de la République résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique situé dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama ne palais bi yàgg na mu doon la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor jaar 1960 ba 80 Abdou Diouf 82 Abdoulaye Wade 2012 Macky Sall depuis 2010 mu ñam fi ñamaat fi nu xaaree ne ba xam kii woote bëgg jot président de la République ko kan la war a doon ak fan lay woote salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Et j'espère que je suis au palais présidentiel. En direct kay. Voilà, c'est du standardiste. Monsieur Sow. À qui l'honneur? Vous avez l'honneur à Aaron Moussa Dia. Aaron Moussa Dia. Oui, Aaron waaw. nu mbadda. Mawɗum alhamdulillahi. Mbadda e tampere kam. Mbaɗɗon leegi. Mbadda e liggey kam. Mbaɗɗon kurti. Alhamdulillahi. Mawɗum alhamdulillahi. Mbaɗɗon kurti. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. So ça fait longtemps on ne s'est pas vu là. Jërëjëf waaw. Vous savez, je suis toujours à l'étranger, vous savez, moi je reste pas ici beaucoup. Kay. Vous allez bien? Ça va la. Est-ce que je peux avoir le président? Le président nag occupé. Hein? Un peu occupé. Et il est un peu occupé. Oui. Voilà. Je voudrais que tu le transfères mon message. Inch'Allah. Voilà. Ce que j'ai à lui dire, il ne ko dama ko wax sa ci olof ne ko na jóg seet yi nga xamante ni ñooy milliardaires yi Sénégal. waaw. gis nga saa waay
alal bu lu ko yàlla joxe dañ ciy dimbali ñi nga xamante ni mënuñu seen loo ko jotuwul gannaaw waaye jël ak corona bi fi mu toll nii ak réew mi fi mu toll nii xam nga xoolal mbay mi fi mu toll nii bu ñu fekkoon ne teeloon nañu jàppale suñu baykat yi nga xamante ni ñoo fi nekk teel leen a jox ay matuwaay kon duñu jël ceeb di ko commandé ak si lekk extérieur gis nga tubaab yi yóbbalu wuñu dara déjà waay yóbbalu wuñu dara dañ jom la ñoom ak positif waaye am na ñoo xam dañ jël suñu milliard denc ko ci banque bi di ko coppati di ko lekk par ndànk-ndànk loolu baaxul tey fàtte askan bi man déjà j'ai pris des tracteurs je les donné au cultivateur foog naa fuute yow miin nga ko bu baax fuut miin naa wuy baax na waaw miin naa fuute li nga wax xam nga lu tax mu am solo mooy dañuy war a bàyyi rek di jël lépp di ko teg cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.